semaine bi mooy génn procureur bu démb. li ko jur xam nga ko ñiy seetaan xam nañ ko. léegi dinañ ci waxtaan. d'accord ñii di téléspectateurs TCB Naturals. moo tax dañuy ànd ak ñoom ci rubrique actualité. Moustapha mën nañoo wax ne procureur génnati na. génnati na waaw. ginnaaw leneen lu amaat waaye li am bi la yoon dafa uti ak li daan am mu tax mu daan génn. génn ak ay explications à dormir debout mais bon. dana ci ñëw léegi. mais xam nga Thioro dañoo nekk ci semaine campagne électorale. pour élection législative yi nga xam ne moom lañ namm amal ñu ne le 31 juillet. inchallah campagne bi xam naa lim doore ak tabaski moo tax xumb gi ci waroon a xumb ko. donc tey jii waroon nañoo toog def bilan wu première semaine campagne bi. xool ba xam liñ fi dégg ci ay discours. méngoo na ak li Sénégalais yi war a xaar ci am campagne bu jëm ci fal ay député waaw wala déet. ndax yaakaar naa ne waroon naa bokk ci lu ñu war a waxtaane ci campagne bi. mooy ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ñu présenté Sénégalais yi bilan wu la ñu liggéey assemblée ci juróomi at yi ñu weesu. lu am solo la. parce que nit buñ ko yónnee ci béréb ba ne ko am fa diir ba jeexee su ñëwee dafa war a wax ne lii ak lii laa fa def. su fekkee ne la mu fa def doy na ñu ko yónni woon ñu yónniwaat ko. su leen doy ñu yónni keneen. mais loolu dafa mel ne soxna Aminata Touré ak ñi mu àndal. sawaruñu ci terrain boobu ñoom nag ñoo xam li tax. dëgg la mënoon nañu waxtaanee yeneen coalition yi. Yewwi Askan Wi Wallu les serviteurs naataange Aar Sénégal ñeneen ak ñeneen. pour xool ba xam li ñuy wax ci campagne bi méngoo na ak campagne élection législative waaw wala déet. parce que campagne élection législative boo demee ba dégg ca ay pont ki tali. nekkatul am campagne élection législative. parce que pencum ndaw réew mi assemblée nationale dafa am liggéey bu ñu ko dénk. ci am réew ceenam war a doxee. définiruñ programme nu ñuy gouverner nation définiruñu ay chantier def yooyu ci président Macky Sall moo ko yor. dëgg la mais wax naa ko sànq jamono ji Sénégal semaine bi ñu nekk en tout cas. dafay traverser des moments yoo xam ne man jàpp naa ne période yu sombre la. des moments particulièrement difficiles. te bu ñu toppee suñu homme politique yi ak lii ñu nekkee Thioro danañ dem ba li nga xam ne moom la tubaab di woowee humanité. te mu war a am ci doomu aadama bu nekk day dee ci ñun. humanité boo ko bëggee comprendre da nga koy opposer ak animalité. animalité mooy li nga xam ne moom la yàlla jagleel bàyyi ma yi. nga xam ne xar mën ngaa taxaw nii di rey moroomu xaram. du ko déranger. di nga gis gaynde dàq moroomu beneen rabu àll. rey ko lekk. dëgg la loolu mooy animalité. ñun nag yàlla def ci ñun humanité. te humanité boobu Thioro moom la ñu war a bañ. yow di Cheikh Tidiane di ñu fi toog ñëpp di ñuy seetaan. moom la ñu war a lànk perte ko. parce que bu ñu ko pertee dañuy wàcc ci position wu bàyyi ma te dinaa ñëw ci li tax ma koy wax. parce que duñ ay yàlla. donc newuñu ci position wu divinité. mais nekkuñu ci position animalité yàlla moo tànn def ci ñun humanité nga xam ne tey su Cheikh Tidiane amee lu ko naqari man daf may naqari parce que doomu aadama mooy yëge noonu. dëgg la te loolu xaalis pouvoir. parloo wurul tax ñu koy ñàkk. te tey jii ñu baree bari boo leen déggee ci réew mi xaalis pouvoir ak tànn fu ñu far tax na seen humanité da ngay sentir de ñu ngi koy perte li tax ma koy wax mooy. humanité mooy may doomu aadama muy am compassion c'est-à-dire que bu lu metti dalee ci nit ak fu mu mënti doon ak religion bu mu mënti bokk ak der bu mu mënti am ak ethnie wala waaso bu mu mënti bokk ci doomu aadama la dara rek daf lay metti parce que yàlla moo def ci humanité boobu am benn waay bu tudd François Mancabou ñu jàpp ko ne dañ ko jiiñ ne dafa laale ci ñu doon waajal amal ay trouble ci réewum Sénégal. je dis waajal parce que ba léegi joxe guñu preuve ne dañ ko doon amal. kooku noonu ñu jàpp ko jële ko këram mu wér peng comme man ak Cheikh Tidiane ak ñi fi toog ñëpp. dara jotu ko ñu yóbbu ko commissariat placé ko en garde à vue. ñu toog
ay taskatu xibaar bokk na ci suñu naataangoo Babacar Touré wax ne waa ji dañ ko doon torturer ba mi ngi ci diggante dund ak dee. kenn ŋaangul kenn waxul autorité yi kenn weddiwu ko ci. wallaay ñu toog bu bés ñu ne waa ji faatu na. faatu na. ñu xëy suba ñu bind ci acte de décès bi ne mort accidentelle. maanaam du mort naturelle. mort accidentelle. accidentel nag mën nga ko déggee du la neex. li ma leer daal mooy waaj moom nekkuloo di dawal moto ba dee. wallaay accidentel mën ngay wàcc escalier wal fajiri yi fagastalu daanu dee fekk la fa mort accidentel. wallaay gis nga loolu. ñëwaguma ci li procureur wax mais réew mu mënoon am ñu nekk ci campagne électorale ak camp boo manti bokk doo gis candidat bu mën a oser taxaw jàkkaarloog journaliste yi te duñ la laaj ne la doomu Sénégal bii faatu loo ci xalaat. wallaay mais fii ci Sénégal. ñun dañu nekk di perdre suñu humanité de telle sorte que waa ji bi mu faatoo teewul ñi ngi continuer di campagne nu mu ñu neexee. di tëgg di fecc di wax lu ñu neex déggoo kenn ci ñi nga xam ne ñooy wut di dagaan baatu askan wi du ci pouvoir du ci opposition koo xam ne yëkkati na kàddoom exiger la lumière ci li dal. Mancabou boobu François Mancabou. am na ñu ko bind nag ci seen ay page Facebook ak yooyu. mais doyut. loolu foofu la Sénégal toll ci perte gu ñu nekk di perte suñu humanité. perte humanité boobu Thioro d'ailleurs moom moo jur tey ñu ne ci campagne législative ngay gis doomu Sénégal yi muy góor ñi di jigéen ñi di jeunes ñi di mag ñi nangu ñu leen di gurgur xam nga luy gurgur Cheikh. comme ni ñuy def meebaale leen comme ay xaraki béy. di leen yóbbu fu leen neex. tey jii ñi ngi def ñun ñëpp ànd. ci ay centaines de personnes ñu solal ñuy t-shirt jox ñuy pancarte ñu taxaw ci ay meeting naaj wu tàng jër ci dëkk yu mel ne yama xam Louga ak Fouta ak feneen ak feneen. wala guddi gu sori taxaw di xaar ab candidat bu ñëw discours dem nga tàcc ko dem sa kër. te li muy discours xamoo ci dara. waxul la dara ci li nga xam ne moo war a nekk taxawaay ku jëm ci assemblée nationale. Sénégalais yii Cheikh Tidiane nañu exigeant mooy. su fekkee dañu nekk ci campagne électorale ki ñuy fal mu tudd Serigne Saliou ak mu tudd Moustapha ak mu tudd Fatou Diouf Faye ci yow amul benn importance. li am importance mooy suñu ko falee lan lay wuti assemblée. te ñu bare ci ñuy wër réew mi di campagne ne dañoo bëgg a dem assemblée di gurgur nit ñi di leen dajale ci ay béréb di leen jox ay 5000 ak 2500 di leen jox ay t-shirt ak yooyu ñu taxaw di tàccu di yuuxu ña ñuy tàccu di yuuxu xamuñu sax ñoom bu ñu demee assemblée pour lan lañ fay wuti. tey jii la preuve assemblée bi ñu génn lan la ñu fa député yi habitué. man député Macky Sall laa di xeex di dóor nit ñi di saaga nit ñi naan dañuy bocc ay jaasi nangam ak nangam loolu rek lañ fa nekkee te les mêmes personnes la ñu defaat ci liste électorale yi pour ñu falaat leen ñu dem assemblée ñun doomu Sénégal yi ñu nangu ces mêmes personnes là dem di leen tàccu di leen yuuxu ñu ñuy transporter di ñu yóbbu ci dëkk ak dëkk bi ma ci gën a yàpp mooy dëkk ma xam muy Louga dañuy jële waa Jërlalu Sill jële waa ñoom rek jële waa ñeneen nañu gurgur yóbbu commune Louga ñu dem fekk meeting boo xam ne ndaw sa ñëw def meeting boobu muy Aminata Touré la muy wax dina ko wax ba dem xamuñ ci dara. wallaay utiliser leen. loolu mooy perte humanité bi nga xam ne moom la yàlla def ci doomu aadama ba nga war a am fulla ju toll ne lu lay yóbbu da nga koo xam. lu lay yóbbu rek da nga koo xam. ak sañ a bañ. sañ a bañ. dëgg la. donc ñu ne waa ji mort accidentelle la bi ñu waxee mort accidentelle procureur daal ne dina def conférence de presse ci ngoon bi muy démb. 18 heures. conférence de presse bi da nga koy résumer ci lu yomb mort accidentelle la ñu wax moom mu ñëw pour expliquer ñu lan mooy mort accidentelle. ma ne ko sa waaye mënoon ngaa toog sa kër. wallaay parce que mort accidentelle ñun xam nañ lan la tekki. même si mën ngeen cee dugal lu leen neex. bi mu ñëwee. moom procureur de la république Thioro mu wax lu doy waar. nee na waa jii di Mancabou d'ailleurs sax gis naa tey waa Soleil ñu bind ne du bavure mooy ñoom setal nañ ci alkaati yi déjà ñoom. Soleil setal nañ ci wecc ne ñoom seen yoon newu ci. parce que procureur moo ko wax. ne waa ji dañ koo jàpp tëj ko ak lu mat fukk ci ay doomu aadama. nee na ñooñ ñu jàppandool ñoom ñëpp li ñu seetlu ci ñoom mooy dañoo garder seen sérénité maanaam xeexuñu xuloowuñu laaj nañ leen ñu tontu ñu présenter leen procureur placé sous mandat de dépôt ñu jaaj leen mais mu ne kii moom li leen jaaxal mooy bi ñu ko jàppee da doon tëb di dal
procureur ne xamul nag moom man procureur da ngay waru mu ne procureur ne moom xamul ba xam waa ji gàcce la wala anxiété la wala lan mais en tout cas daal li ñu seetlu mooy bi ñu ko jàppee dañ seetlu moom da doon tëb di dal di mbëkk miir yi di mbëkk gris bi ñu ko tëj ba ñàkk bakkanam c'est très grave. c'est très grave très très grave Sénégal ñi ngi banaliser loo xam ne fam ñu nar a jëmee ñun ñëpp kenn du ci mucc. wallaay Cheikh Tidiane nan nga mën a comprendre père de famille bàyyi soxnaam këram ñu ne la ancien militaire la donc il connaît les rigueurs de l'armée yu demee noonu miin na ko. ñu jàpp ko yóbbu ko ci bërëb tëj ko fa ñu ne ñu da doon tëb di mbëkk miir yi ak di mbëkk gris yi ba gaañu procureur yokk ci ne am na filmu 13 minutes. boo xam ne li muy wax yëpp enquêteurs yi nee nañ ko am na image yoo xam ne mën naa prouver ne noonu la demee ñaar moo mën a am image yi bañ a am wala mu am. su amee lu garaaw la su fekkee am na moo di ne dañu fekk doomu aadama buy mbëkk mbiir nar a rey boppam ñu toog di ko seetaan ba faatu parce que s'il y a image rek c'est parce que doon nañ ko gis surtout que ku xam garde à vue xam ne commissariat yi boo fa nekkee di yuuxoog di def mbir mais nit ñi danañ ko dégg danañ ko yëg ñi mu nekk ndawal duñ ko bàyyi muy mbëkk miir ak di mbëkk ay gris ba gaañu dëgg la nga jël version procureur teg version wu soxnaam ne la man maa ko fekk l'hôpital mu ne ci urgence ñu teg ko ci fauteuil mu ne nii bopp bi ne ma gis nga ni ma gars yi def wallaay torturé ma ba ma Cheikh Tidiane loolu ku mu mettiwul sa humanité dee na wallaahi c'est-à-dire que ak ku mu mënti doon ak waa ji lu na nekk reykatu nit na nekk lu nekk mais boo déggee soxnaam nettali fi nga xam ne fa la jaar moom ci wax mu wax te avocat ma xam ko bu baax nag muy maître Patrick Kabou amul semaine boo xam ne du ma wax ak moom téléphone parce que ñoo bokk dëkk Louga il m'appelle mon frère njàmbur on discute de tout lii soxnaam wax man wax na ma ko avant waa ji di faatu mi ngi may dégg ma nga Togo actuellement moom maître Kabou ma nga Togo mi ngi may dégg lii wax na ma ko avant ne ma fekk naa waa ji hôpital mu ne ma gis nga ni ma gars yi def Cheikh Tidiane loolu moo am Sénégal man à chaque fois que j'en parle j'ai les larmes aux yeux parce que man dama naan ñaar moo maanaam ñun Sénégal dañu accepté ne père de famille la ñu waa ji père de famille la rakk la mag la nijaay la tonton la leneen la li ko dal noonu mënoon na dal n'importe quel autre Sénégalais suñu accepté ñun que ni waa ji mën na dee dans ces conditions là ba pare ñun ñu accepté di ko wutal explication naan nii la demee fii la xari jaar c'est parce que ñun li yàlla def ci doomu aadama muy humanité ñu ngi koy perte te loolu kenn kilifa yi ci réew mi kenn dénoncé wu ko ci ñëpp toog parce que François la tudd sant Mancabou on fait comme si de rien n'était. Cheikh Tidiane c'est très 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 grave te procureur waroon na rusa taxaw ne waa ji da doon mbëkk ay miir wala da doon mbëkk ay gris te li mu avancé bu fekkee weddi ma ne li mu wax amul parce que fekkewu ma ko mais dama ne même bu amee c'est encore beaucoup plus grave voilà parce que cela veut dire quoi que ni man ak Cheikh Tidiane ñoo ne ci béréb bii mais même les caméras de surveillance de Walfadjri là Cheikh Tidiane Ndiaye bu toogee di ko xool gis ci Moustapha Diop di gaañ boppam ci fenn dina daw ne daw jàppaleen Moustapha ba lay gaañ waaw mais dama la ciy tegal leen dama la ciy tegal non personne en danger non c'est que Moustapha dama la ciy tegal yàgg nañu dem ci commissariat yi wala yàgg nañu ci laa jëm voilà waaw justement da ngay waaw François Mancabou la ñuy waxtaane waaw mais amoon na fi Cheikh Niass yàggul ak waa ji ne woon ci commissariat central la deewee ñu ne njàmpe la takk boppam xaru ba léegi ñu jàll dem te tey Cheikh Tidiane yàlla nañu yàlla musal ci garde à vue mais ku dem commissariat xool sa bët gis nit ñi fan lañ def garde à vue soo fa sëqatee alkaati yi xam ne sëqat nga je suis désolé alors waa ji dee dans ces conditions là le Sénégal la vie continue ku ci nekk yaa ngi lekk sa ceebu jën ba suur naan sa ñetti kaasu ataaya soo amee njar teg ci dara xewul c'est malheureux c'est très grave vraiment parce que lii réew mu mu amoon di nga gis les hommes politiques ñëpp danañ exiger la lumière da nga gis magistrat yi jóg ne nañu enquêter ci xam kii lan moo ko rey mais procureur ne dina ci tijji enquête kan la ko confier division des investigations criminelles dik ñan lañ ay alkaati yi ñoo war a enquête seeni collègues je suis désolé
suñu bëggee mu leer demee noonu moo tax man je suis parfaitement d'accord avec Ousseynou Gaye beneen ci avocat yi nga xam ne man wax naa ak moom démb téléphone mu ne ma ñoom dañuy saisir CPI saisir cour de justice de la CEDEAO saisir commission des droits de l'homme des Nations Unies bi nga xam ne moom mooy lutter contre la torture pour que lii ñu leeral ko parce que mënta bañ a leer waaye nag Cheikh lenn rek moo ci dalal sa xel Sénégal moom doo fi faat doomu aadama ba léegi xaw ma ba xam nañ ko faatam déet continuer noonu dara du xew bés dina ñëw xaw ma kañ lay doon xaw ma dinañ ko fekk xaw ma dinañ ko fekkee di nga gis ay njiit yu am fulla jóg taxaw ne meurtre yi amul ci réew mi yëpp nañ ko leeral parce que am na réew yu fa jaar Rwanda 94 la woon. waaw doo dégg même en France. 1994 ba léegi ñu ngi ciy poursuivre ay nit ci Belgique ca France ca Rwanda. non yow tamit. Sénégal gii mën nañ toog régime ñëw fi ne la rayoon Blondin Diop. ci année 68 nañ ko leeral. waaw ba léegi. même bu fekkee ne ña acteurs yi nekkatuñ ci kaw suuf mais mën nañ ko leeral. dañ koy leeral Ablaye Wade bi mu fi nekkee président amoon na fi yéene tëggaat procès Mamadou Dia. Voilà très bien. yooyu dina mas a am ci réew mi. wallaay. ñuy waxtaane mankabu boobu ñu ne ñu keneen ci groupe boobu muy Pape Mamadou Seck rëcc na Pape Mamadou Seck soo demee Pape Mamadou Seck mi ngi dëkk Daaru Musti c'est à quelques kilomètres de Kébémer dans la région de Louga c'est la deuxième capitale du mouridisme maam Thierno Birahim Mbacké moo fa nekk moo foo ko sanc Daaru Musti googu la waa ji juddoo muy Pape Mamadou Seck dëkk ci benn quartier bu ñu woowee forage ñu koy woowee Pape Modou Seck Pape Modou Seck moom Cheikh Tidiane agent impôt et domaine la am ñaari soxna su ma neexoon wax léegi tur yi parce que wax naa ko bërki dem am ñeenti doom ñett yu jigéen non juróom ñett yu jigéen ñaari góor agent des impôts et domaines juddoo Daaru Musi jànge ci école bu ñu tuddee école Serigne Modou Habib Mbacké am entrée en sixième dem collège Serigne Mahamadan Mbacké jóge fa dem lycée Mame Thierno Birahim Mbacké am bac jàng nekk agent des impôts et domaines ñu njëkk ko affecté Diourbel bu jóge Diourbel ñëw Dakar nekkoon di liggéey ak Ousmane Sonko waa jooju ñu jàpp ko waa ji bi mu nekkee gune buñ daan grève seen école dañ ko daan woowe défaillant ndax ragal gu mu ragal mësul nangoo bokk ci grève yàlla teg ko benn feebar bu tudd insuffisance rénale papaam waxaat na ko démb may dégg papaam mu koy traité kooku ñu jàpp ko ne présumé terroriste la déjà yow xam nga insuffisance rénale xam nga ku baax Cheikh li may wax mënul nekk kaso ñu yóbbu ko kaso ne kaawam dafa aggravé wu yóbbu ko pavillon spécial xëy suba ne waa ji daw na comme ça journaliste Sénégal yi bind ne waa ji c'est un redoutable kayit lire nga journaux yi un redoutable kayit Cheikh Tidiane mooy suñu fi ñu toog nii bu ñu déggoon ne un redoutable kayit mi ngi buntu Walfadjri xaw ma yéen mais ma duma wàcc wallaay ñu ne waa ji c'est un redoutable kayit waa ji ba léegi ba biig ci guddi papaam xamul fu mu ne ba biig ci guddi papaam xamul fu mu ne Sénégal loolu léegi jàmm ak salaam la fi du dara. waa ji jiite administration pénitentiaire génn ne waaw ñun am nañ ci responsabilité parce que nangam ak nangam Cheikh Tidiane waa ji feebar ñu ne la dafa am ay rendez-vous médicaux yu mu war a respecter tout le temps day dem di dialyse ba léegi ñoom weddi wuñ ko ñu ne kooku rëcc na ba léegi xamuñu fu mu ne c'est très grave Sénégal loolu moo fiy xew ñun ñu toog yaakaar ne c'est tout à fait normal Coro loolu mënul wéy c'est-à-dire ak ku la ko mënti wax ak nuñ la ko expliquer mënul wéy mënul nekk et man je ne comprends pas lan moo tax ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk bu ñuy yor ay responsabilités ci réew mi ñu ne ci opposition ñu ne ci pouvoir ak société civile ak leen lu tax yu mel nii duñu ci taxaw li tax duñ ci taxaw mooy dañoo gëm rek ñun ñëpp ne man Cheikh Tidiane Gomis laa tudd man Moustapha Diop laa tudd lii diwul ñee lay dal man duma dal ñun loolu lañ jàpp. te loolooy danger bi. Coro parce que ba attentat yi di commencé am ca France am na français yu bari dañoo toogoon seen kër intéressé wu leen ba Charlie Hebdo di bind. di saaga yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam président Macky Sall mii demoon na fa marshal leen
ñu bari ca France dañ doon wax ne li seen liberté la ils sont libres de le faire. bis ba ñu fa duggee seen rédaction ba fetal yay tàkk ñu leen di rey xam nañ ne danger ngi nii. loolu moo tax yu mel nii su amee ñu war koo dénoncer parce que kenn xamul bu tàkkee ci fan lay yem. ci kan ak kan lay laal. mi ngi noonu. ba tax na Moustapha li jar a taxaw moom mooy la femme de François Mancabou. jar na taxaw ay waxam ak ni nga xam ne moom la exprimé woo benn yoon bi ñu ko tàllal micro. di ko laaj te boo fekk na borom këram faatuwul. amaana wax na sax ba ne moom su instant bi muy wax noonu bu déggoon ñu ne ko faatu na wala ñu wax ko ne ko faatu na sax du ko weddi ndax état bi mu nekk. nee na bi mu ñëw ba fekk ñu sampal ko. comme boo nekkee comment liñ lay sampal lépp. bouteille yeeg yooyu appareil yooyu ñuy def ak yooyu pour mën a noyyi. mi ngi noonu. nga xool ko xam ne kii bu fekkente ne intellectuel la procureur di jaay. xëy na waru ko mën a jaay ndaw soosu. ci ni mu doon exprimer woo ci ni mu doon waxee ak ni nga xam ne sérénité bi mu àndal pour wax. nga jël seen ñaari wax yooyu procureur de la république. ak fi ñu ko war a teg ci dayoo fii Sénégalais yi. nga jël waxam. nga teg ko jël waxu jabaru ki nga xam ne moom mooy François nga peese ñaari wax yi. Coro nga xool leen ñoom ñaar bi ñuy wax rek. Coro xam nga boo peesee ñaari wax yi da ngay sant yàlla xam nga lu tax. parce que François mënoon nekk dans le coma bañ a yeewu benn yoon. ba dem. kenn du dégg version moom. moom kenn du dégg version mais yàlla mi dara tewul moom moo def. soxnaam dem gis ko moom moo def avocat am dem gis ko ñu gis ko mu mën a wax ak ñoom te pourtant nekkoon na ci état boo xam ne du wax mais yàlla moo def mu wax baat yooyu te man kenn mënuma tegal lu ma dañ loo ne moom moo leen ko wax parce que encore une fois maître Kabou Patrick Kabou bi ma ci waxal du avocat ci man ku ma xam la di wax ak moom ci lu ne ni ma xamee Cheikh Tidiane Gomis mii moomu wax ne waa ji def na gis nga ni ma gars yi def jabaram ñëw ne man maa ko gis mu toog ci chaise roulante bopp bi ne nii wallaay ma ne ko Franc lii lan la mu ne ma gis nga ni ma gars ñi def loolu su ko waxul woon su procureur joxee version bi mën nañ cee jàpp mais Franc néewul jabaram gisal ni ma def sama bopp néewul jabaram dama xataraayu mbëkk miir ba nangam ak nangam daf na ko gis nga ni ma gaañi def li am solo nag mooy ñan ñooy gaañi c'est la seule chose bi enquête procureur bi war a leeral parce que procureur moo wax ci gémmiñam ne wax na waa division des investigations criminelles ne nañ def enquête li ma jaaxal mooy alkaati ya nekk DIC ak alkaati ya nekk fële benn lañ maintenant li am solo mooy gaa ñooñu mu tudd mooy ñan c'est à rechercher su fekkee ne dafa am responsabilité boo xam ne une chaîne la touché une chaîne de responsabilité ñu sanctionner la chaîne su fekkee dafa am koo xam ne moo agir ci waa ji loo xam ne kenn sant ko ñu xam parce que loolu mooy li am solo. Mame Birame Wathie mi ngi koy fàttali bërki démb gis nga France jàpp nañ ñoo xam ne duñu ay présumé terroristes ay terroristes lañ yor seeni fetal di rey. tiire ci kaw ay gendarme tiire ci kaw ay policiers ñu xeex pendant ay fan nga koy seetaan en direct ma koy seetaan en direct. ba ñu ne leen niip jàpp. am na ku ñu dàq ba jàpp ko ci Belgique mais mosuma dégg kenn ci seen i avocat ñëw taxaw ne sama client bi dañ ko torturer. mosuma ko dégg de. xëy na am na xëy na su fekkee ne am na xëy na daf ma échappé mais man mosuma dégg kenn ci ñoom ñëw ne suñu kii sama client bii dañ koo torturer yow nga jàpp koo xam ne. déjà fi mu jaar yépp profilam boo ko tegee amul ci dara lu la mën a wan ne kii mën na nekk un terroriste. mais am nga ay soupçon ci moom jàpp nga ko sa droit la à partir du moment où jàpp nga ko téye ko rek moom amatul benn responsabilité ci boppam parce que loolu mooy garde à vue en fait. c'est-à-dire que bu la alkaati yi jàppee yóbbu la ne la yow kat à partir d'aujourd'hui tu es en position de garde à vue yow amatoo benn responsabilité sa bopp. ñoom ñoo lay gérer ceinture bi ngay takk sax dañ koy dindi. doo dégg ñoom ñoo lay gérer. ñoo lay gérer. amatoo benn yow ak yow mi ngi mel ni liir bu ñu yor yow doo tànn fu ñu lay teg ak fu ñu lay tëral fu ñu lay amoo benn responsabilité. loolu moo tax Moussa man ma bëgg ci teg ne oui que lii xew ci maanaam ci commissariat yeeg saa yi ñu la jàppee da ngay dégg kuy def bruit rek. day gi opposition bi day ñëw dugg di xool. yow lan la yow lu xew lan la parce que doo def bruit.
booy nekk di xëy. yenn saa yi nga dégg ñu leen yuuxu. waa yow arrêté le xam nga. loolu moo tax man gi nga man bu ñu ma nee que kii da doon dóor naka lañ ko mun a bàyyi bu fekkee loolu ñoom dañuy wax. ñu koy bàyyi muy dóor bopp bi di def noonu ñu koy bàyyi. di koy seetaan et puis di koy filmer. et puis si li gën a gaaw mooy. am na caméra bu ko doon filmer. waaw dégg nga ñu gis caméra te caméra boobu am na ko xam day toog ci caméra yi di xool kooku bi mu gisee loolu lu tax dawul dem avertir bu tax ne kii de mu ngi kii parce que ñun ñoo yore responsabilité. oui xam nga loolu la. yooyu autour de ces questions là xam nga loolu moo tax gis nga. mais nag Cheikh Tidiane lii nii bakkan moo ci tuuru moo ci wadd moo tax ñun ñëpp ñu ne ci di wax. mais je suis désolé warul bett kenn. Cheikh Tidiane fii ci Sénégal la ñu toog fii ñun ñëpp ay journalistes lañ ñu toog guddi ay minuit 1h du matin ñu ne ñu alkaati yi jël nañ Guy Marius Sagna sànni ci yoonu Thiès. jël nañ Dame Mbodj sànni ci autoroute bi. jël Daouda Gueye sànni ca Diamniadio sans téléphone ni rien amuñu dërëm bu ñu mën a jëlee oto pour ñibbi fi ñu dëkk te dañ leen a jàppoon libéré leen jot leen au lieu que nga libéré leen fa nga leen jàppee ñu jëlee fa taxi wala seeni mbokk ñëw jël si leen yóbbu nga daw ak ñoom ba ca àll ba sànni leen am ñu sànni ca VDN ba. VDN ba ca Géejawaay ak ni ñu koy waxee insécurité bi. boo fay jaar ak oto guddi sax yow da ngay tiit ba nga fay jàll waxuma la nga sànni fa nit mais fii la amee Sénégal on a laissé faire quelques rares personnes ñoo ko dénoncé mais lii bu amee warul jaaxal kenn. kenn parce que yàgg na am ci détention ja ak. moom la leen taqaloon. jàppale Mamadou Dia nee nañ ba mu génnee prison après dafa gumba woon. te séquelles yooyu mu ko amoon ci prison. ki nga xamante ne mooy Valdiodio Ndiaye doomam Amina Valdiodio Ndiaye dafa documentaire ci moom. mais lan la wax nee na tamit feebar bi moo rey papa. ba tax ñu exiger tamit ñu defaat li nga xamante ne mais Dia Fatou xam nga ba am nga occasion gis Dia pendant les dernières années de sa vie mais Mamadou Dia boo gisee pendant les dernières années de sa vie da ngay xam ne kii la mu daj kee du ko yàq na ko complètement wala plus récent que Mamadou Dia man bi Ablaye Wade defee luwaam boobu mu libéré woon ñoom Clédor Sène ak ñooñu boobu man maa ngi populaire dañ ma sant ma dem interviewé benn waaye bu tudd Mody Sy léegi mi ngi far ci Macky Sall. Mody Sy defe naa nekkoon na sax président conseil d'administration bu SONES su ma juubul. maa ngi ko fekk Thiaroye Gare fa laa ko interviewé këram. guy ga ngay romb continuer mel ni ku jëm marché Thiaroye fa laa ko interviewé këram guddi man ak Cheikh Diallo photographe ci populaire xam naa mi ngi may seetaan moom dañ ko jàppoon bi ñu jàppee ñoom Clédor Sène ci affaire maître Sèye di leen enquête à l'époque yàlla na ma seetaan Mody Sy li ñu leen doon wax li ñu leen bëggoon a wax loo mooy trouver un lien entre ñoom ak direction PDS ñoom ak Ablaye Wade mais Mody Sy moo la net moom ci laa njëkk a déggee mu wax ne ñoom bi ñu leen jàppee dañ leen doon def loolu li ñuy tuddee la position du singe. mooy jàpp boroom kër yor soxnaam yori doomam nga simi ko moom set wecc wékku ko ay waay wékku ko ndeysaan di ko dóor mais loolu fii la amee ci Sénégal man entretien bi maa ko def ak Mody Sy mu nettali ma ko ne ma noonu lañ ko doon def paa bi wax ma paa la mag la mu wax ma ne ma boobu ba léegi heure bi sama xel demee sama rangoñ tuuru maam Biram Waj ñii suñu collègue nekk fii di liggéey ak ñun wax na ma démb ne ma nekk na université bu Dakar di jàng di grève en 2006 gars yi jàpp ko yóbbu commissariat central torturé ko. maam Biram mel na. Biram Waj c'est grave. mais loolu moo am Sénégal ba pare ñu yaakaar ne ñun loolu c'est ça qui est écœurant loolu moo tax mu may delloo ci mot bureau utilisé depuis ce matin mooy ñàkk gi ñu nekk di ñàkk suñu humanité. mooy ñun dañoo toll ci benn moment boo xam ne Sénégal def na ñaari alternance ñu ne ñun ñooy raw africain yëpp ku wax ñu xeeb la. àgg ci bu ñu waxee sax ñu ne ñun fi ñu toll ci démocratie fi ñu toll ci liberté d'expression fi ñu toll ci droit de l'homme fi ñu toll ci nangam tubaab bi sax àgguñu fa. mais lii ñoo prouvé ñu ne on se trompe. parce que moment bi lii di am Cheikh Tidiane fii ci Gambie ña nga fay atte lu mat atte nañ fa lu mat ba tëj leen seen giiru dund lu ñu def. parce que dañ leen a jiiñ ne bi Yaya Jammeh nekk ci pouvoir bi dafa am benn opposant Yaya Jammeh boo xam ne ñoom ñoo ko torturé ba mu dee ñooñu dañuy dem kaso ci seen li des seen àdduna fii ci Gambie la amee ñun Sénégal
ñu yaakaar na ñun ñoo raw ñëpp ñoo gën ñëpp. or li nga xam ne mooy jëmmal démocratie pour nga xam ne réew mi état de droit la mooy nit ñi ak lu ñu mënti def bu ñu demee ci kanamu alkaati duñ leen traité ni ñuy traité nit ñi fii suñ demee prison duñ leen traité ni ñuy traité nit ñi ci suñu kaso yi. koo dégg mu génn kaso ci Sénégal. koo fi dégg rek mu génn kaso Sénégal su la nettalee la fay xew nga waaru ci yàlla. commandant Samba Sy commandant la woon Moustapha. livre di wax histoire radiation mais lan lay raconté ci livre bi lu tax ñu raje ko. c'était un commandant mais livre bi ñu ci expliqué moom mooy radiation lan moo ko war a doon. parce que benn détenu boo xamante ne dafa nekkoon ci prison après ñu jékki-jékki annoncé mooram. te mort naturelle la woon mais dañ ko indexé woon comme moo nekk ñoroon service boobu ñu raje ko mais bañ ko rajee benn doom bu ñëw bu jógewoon voyage nee na bu amoon avenir sax nee na ñëw di ko plainte commissariat bi boobu ñëwee di wax ne pourquoi ngeen raje sama papa lan la leen def ci saase nee na ñu torturé doomam jàpp ko nee na diggante combien de temps ñu rey ko ñu ñëw rek annoncé ne waa doom ji mais émission bi def nañ ko mais parti yooyu sax kii ko parce que da lay waa commissaire Samba Sy bu ko fàttali ko bokk na ci xam moom maa doon def ko Khalifa Niass à l'époque temps yi def seen revendication ñu nga expliqué mais nga xamante ne ko atrocité yi yàgg naa am ko la nga def mu ne damaa bàyyi woon porté ma plainte parce que man dañ ma rajo woon parce que ba ma amee benn dëkk bi dañoo jàppoon ne moo naturel ñun ñoo ci moom la sokkee ko mais nee na sama doom ñëw di kaas mu wax mu naan pourquoi vous êtes am na benn mu bu leen traité sax mais c'est pas méchant bu ñu jël sa papa koy sa papa peut-être boo mais si saase waaw dóor dañ ko ba rey ko mais nee na porté plainte waaw ak yàlla sunu borom mais. xam nga kii bi xam nga lan mooy problème bi. mooy dégg nga dafa am ñoo xam ne dinañ leen jàpp teg leen foofu kenn du leen daal. kenn du leen daal amul kii xam nga loolu la am na yoo xam ne dinañ fa nekkaat dinañ wax sa ay wax yu gën a ñaaw. au nom de Dieu dinañ wax dañuy taxaw noonu ci kii bi ba taxaw dinaan di wax ay wax yu gën a ñaaw kenn du leen laal. man gis naa ci kenn koo xam ne ci benn police fii dégg man ma ñëw taxaw ba sax moom benn femme mais femme bi lu nekk la doon jekk policier yi mais kenn laalu ko kenn doowu ko kenn deewu ko muy wax lu ko neex lu ko ay wax yu ñaaw yoo xam sax kiwul waaye gars yi dañ ne teg du koy kii c'est que yooyu la ñuy wax a bàyyi il faut que dégg nga quel que soit yow nit ki quel que soit lu mu def yow dañ la jël rek garde à vue lañ la wax après da nga koy jébbal procureur léegi nag diggante boobu yow daal téye ko rek téye ko toppatoo ko bu paree yow nga jël jébbal ko fi nga ko war a jébbal waaye boo bëggee voilà loolu la fii ngay gisee Sénégal c'est-à-dire que ñun dañoo dem ba yooyu yëpp dañ ko banaliser yaakaar ne c'est normal du dara alors que c'est très grave da ngay gis fii ci Sénégal ñuy manifester ay manifestants yoo xam ne c'est des manifestants pacifiques même bu fekkee dañuy sànni xeer sax gars yi jàpp leen caméra yi jàkkaarloog alkaati yi ñu leen di dóor di dugal seen oto yi di dóor di këdd journalistes yi xool ngay xool le 17 rek amul yaakaar ne c'est normal gis nga tu as suivi l'affaire des gilets jaunes non waaw gilets jaunes yi en France ay weer lañ doon manifester di dal ci magasin nit ñi di lakki oto di def lu ne gis nga alkaati yi nga xam ne ñoo leen jot a sànni ay lacrymogène ba gaañ ci nit atte nañ leen jàpp leen mais Moustapha loolu mooy état de droit c'est-à-dire que état de droit dafa war a protéger lépp luy doomu aadama ak yor bakkan di nooyi dañ ko war a protéger muy alkaati bi di citoyen bi alkaati bi amul benn loi boo xam ne may na benn alkaati ci Sénégal gii Cheikh Tidiane Gomis wax la naqari nga tëgg mbéj mu daanu mais loolu gis nañ ko fii ci Sénégal alkaati tëgg mbéj nit mun a këlëb combien de fois ngay gis chauffeur car rapide yi ak taxi yeeg apprenti yooyu alkaati yi duma leen ci mbedd mi waaw te teguñu ko fenn soit dañuy tànn ñu def ci loi yoo xam ne permettre na alkaati yi di duma nit ñi ñun ñëpp ñu nangu ko voilà comme loolu amul ñu arrêté loolu mais nag wax naa la ne la responsabilité wu état wu Sénégal la wax naa la ne la responsabilité wu ñi nga xam ne ñoo jàpp waa ji yóbbu ci kaso mais dafa ci loo xam ne Cheikh Tidiane responsabilité wu chaque Sénégalais la chaque Sénégalais parce que li tax mbir di amati mooy impunité lenn moo ko mën a xeex ki nga xam ne mooy njiit nga xam ne actuellement mooy le président Macky Sall ne man
du ma jiite réew moo xam ne impunité dafay dox te loolu moom président Macky Sall lajj na ci. jëruñu ci ñëwati. mënatu koo xeex parce que réew moo xam ne ku tudd Bougazelli ma nga fay doxi soxlaam normalement. amatul wax. loolu moom mënuñu waxati ay wax histoire impunité moom fii ci Sénégal fi la sosoo toog su fekkee ne loolu amul ñi nga xam ne ñoom la mbir yi dal ci seen i mbokk ñu exiger la lumière dans tout ça gis nga bi ñoom Guy Marius Sagna tegee seen kuréel googu contre les tortures xawma lan ak lan di génn ci mbedd mi di manifester alkaati yi ñoom di leen jàpp di yóbbu bu Sénégal yëpp jàppoon na ñoom ay victime lañ wala ay potentiel victime lañ di li tax ñoom Guy Marius Sagna jóg ñëpp jugandoo di ko manifester léegi nguur gi état bi jël ci responsabilité mais tey et loolu moo metti moo di ne toll nañ ci réew moo xam ne Cheikh Tidiane naa la bàyyi parce que wóorul beneen la ñuy jàpp yóbbu ci garde à vue ñu xëy suba ñu ne dafa takk njàmpe ci baat bi xaru wala ñu dafa lii xaru au lieu que ñu exiger la lumière dans tout ça da ngay gis ay nit yoo xam ne seen daraja seen xaalis wala pouvoir bi ñu bokk wala parparloo tax na ñu bëgg a justifier loolu di ko expliquer. Ça ne s'explique pas. donc foofu laa lay fekk see. waaw du tout dafa am Moustapha Sall bi muy doom. dafa am lu mu wax. loo xam ne man dama ko yàgg di wax. parce que damay xool. dama ne li nit yi di topp di wax di kaas. dégg nga ci seen maanaam seen dund. nu mu méttee nu dund bi méttee nu maanaam impunité bi amee fii. ni gars yi di gënee di saax-saaxi xaalis bi. ni koy waxee bu doon loolu dañ koy traduire ci urne yi. oui kon tey jii yu bare dana arrêté. c'est ça aujourd'hui le problème. parce que da ngay toog ci jataay nga dégg nga toog ak 10 personnes. ñu topp daal 9 yëpp di condamner maanaam politique u gouvernement bi ni muy doxalee ni muy nangamee mais yow boo demee yow boo jëlee 10 yooyu espèce de sondage bu ndaw. yow da ngay jàpp ne kon gouvernement bii gars ñii dinañ ko sanctionner mais fekk sanctionner dara. voilà loolu moo tax da ciy am ay dëkk yoo xam ne. fii damay ñëw gis ay ville ou bien ay nangam gis nu mu mel damay wax suñu tëngeej bii. démb rek maa ngi ñëw ci guddi ñuy xool noonu tëngeej xool ni tëngeej mel ak ni tëngeej bone ak avant booba. ñu ñëw ñooñu votel maanaam Macky Sall 58%. xam nga yooyu boo ko gisee. man defe naa ne tey jii non tey xam nga lan la. Cheikh yaa gis nga tey jii Moussa Ba lenn rek moo am. nit ki nag soo buggee maanaam fipp yow yaay fipp sa bopp. mbéjum kanam kenn voilà loolu la xam nga ne doo nekk di wax. te doo ko jëfee. loolu moom tôt ou tard da ngay dem xoolal nii rek la ñuy dundee. nii dafa way jur bu naan ma da ngeen di wax ba sonn rek waaye du soppeeku. ma ne ko nañuy was lu àq. di def li nga xam ne moo ñu war mooy comme wax moo ñu war ñu wax mais gis nga Cheikh Tidiane dafa am loo xam ne tant que sénégalais yi yegguñu fa. lii ngay wax ni moo ñuy dal tout le temps. Sénégal depuis Ablaye Wade la ñu war a jeexal ñun pare ci di juger un pouvoir par ay réalisation ak infrastructure ay pont ki tali ki aéroport ak yooyu c'est-à-dire que ñun dañu war a décider ñun sénégalais ne dootuñu juger pouvoir ci loolu parce que sa dégg Alassane Ouattara mu wax ne li gën a yomb ci un pouvoir mooy def ay infrastructure te am na lu ci làqat li ci gën a yomb mooy def ay infrastructure mais soo falee un président mu am mandat wu 5 ans mais defarul mètre tali c'est quoi ça infrastructure mooy li gën a yomb ci gouverner am réew li jafe mooy li ñu président Macky Sall digoon te man ci loolu dong laa koy jugé du leneen mooy su ma jëlee Sénégal danaa delloowaat état de droit dignité am loolu am na wala amul de su ma jëlee Sénégal dinaa fi jeexal justice boo xam ne kumba am ndey kumba amul ndey am na wala amul su ma jëlee Sénégal dinaa gérer xaalisu sénégalais yi ci vertu ak sobriété am na wala amul su ma jëlee Sénégal dinaa fexe ba képp koo xam ne da nga jàdd yoon nga far ci mën a nga far ci yeneen du ma protéger kenn moo ko xool waxu ko def na ko defu ko loolu lañ koy juger du leneen parce que li muy def yëpp amu ci lenn loo xam ne diggoon na ko sénégalais yi bu doon loolu sénégalais bàyyi wate Ablaye Wade parce que moo daaxoon tabax ñëpp ba tax na am na mais fii ci Sénégal ngay gisee au lieu que ñu
d'ailleurs le président da koy wax souvent replacer l'humain ci lépp lu ñuy def l'humain lu mu ñuy renvoyer mooy humanité bi may wax sànq. tey ñun dañuy tàcc président parce que dafa inauguré benn pont ca Kër Massar pont mooy daal pont da nga gis Emmanuel Macron di inauguré pont. te bari na wala président africain même en Afrique y a des présidents yoo xam ne tabax pont nu ñu koy wax sax tabaski màkka lañ koy def dañ koy rey jéggi nekkuñu di ko inauguré bañ ko tabaxee lañ ci pare def nañ leneen parce que loolu mooy li naturel li gën a yomb pour un chef d'État mooy lebub xaalis tabax infrastructure Cheikh Tidiane ku la degoon président Sénégal nga leb xaalis tabax infrastructure bari na ñu ciy wax sax jafe-jafe bi kay mooy li ma la wax sànq te loolu moom la président Macky Sall diggoon Sénégalais yi ne bis bu ngeen a falee moom laay def Sénégalais yi loolu dong lañ ko war a jugé gis nga élection législative lañ nekk ci loolu laay terminé. gis nga suñu dee jugé ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem assemblée. du ma ci déglu kenn ku naan ma suñu nekkee suñu amee majorité assemblée dinañ tabax lii dinañ tabax laa tabaxloo wuñ la dara contrôler lañ la sant voter ay loi contrôler l'action du gouvernement su ma xoolee ñi nga xam ne ñoo ko bëgg te nekkoon fa yor majorité dama leen di juger ci législature bii jàll. lan ak lan lañ fa def. su ma doyee. ma delloo leen jeex na. su ma doyul ma dem ñeneen. ñi nga xam ne ñoo ko bëgg war faa dem. dama naan leen mais Sénégal. waaw loi yi ñu fi tegoon ngir ñu bañ a torturer nit. su ngeen demee assemblée fan ngeen ci jëm ak ñoom. wallaay loi yi nga xam ne moom la Sénégalais yi namoon ngir am ngóor jigéen bañ a law ci réew mi su ngeen demee assemblée lan ngeen ci nar ak ñun. loi yi nga xam ne moo war a organiser nit ñuy joxantee suuf ci réew meeg yooyu su ngeen demee assemblée lan ngeen ci nar ak ñoom. loi yi tënk ni ñuy sëyee ni ñuy tasee ni ñuy amee doom ak nangam su ngeen demee assemblée lan ngeen ci nar ak jun. biñ fi voté barki démb jëm ci OGM xaw ma nuñ ko waxee ak yooyu. su ngeen demee assemblée lan ngeen ci nar ak ñun et cetera et cetera et cetera. Sénégalais xam. c'est tout donc. Moustapha loolu dong la leen war a jouer mais boo fi taxawee naan ma nañ jox président Macky Sall majorité ndax mu tabax nangam ak nangam. mais bu amul majorité sax bëggee tabax ci loolu laay rebondir parce que dañuy wax des fois am na ñetti ponk yoo wax yu am solo dañuy wax des fois naan nguur gi la dàq tabax moo la dàq luubal xaalis loolu déjà sénégalais ñu ngi koy wax de partout parce que liñ doon xaar comme li nga wax léegi rek liñ doon xaar lépp gisuñu ko donc fi gën a gaaw pour nguur luubal xaalis ak ay ñoñam mooy nekk ci ay infrastructures yoo xam ne ñorul askan wi fekk askan baa ngi xiif mbënd sonal na leen leneen ak leneen nga ne ci ay leneen loo xam ne nii soxlawuñu ko beneen bi mooy wax nga ko léegi ci ñàkk gi ñu ñàkk ay valeur yi nga xam ne ni tey ji moom mooy yërmande ci diggante doomu aadama ak moroomam bokk na ci li indi tey jii li parce que le 17 juin bi ñuy wax nii am na ci koo xam ne nii dañ koy torturer ay nit jàpp di filmer Sénégal yi ñu ngi ko doon gis te kenn waxul mooy ki ñu jël dugal ko ci pick-up bu ñi nga xam ne ñoom ñoo di police di ko dóor ba muy naaj ñu jël imperméable solal ko maanaam bu solal ko te vidéo yi mi ngi circulé donc loolu bi ñu ko bàyyee mu jàll waroon nañoo xaar ku ñàkk bakkanam ak kuñ ne fugitif la dafa daw ak mois de mars amoon na fi waaw bi li ci war a di wax nii kooku ñu filmé noonu effectivement vidéo bi am na mois de mars 2021 amoon na fi ñu gis fi ay nit yoo xam ne alkaati yi lañ àndal ñii naan ay nervi lañ ñii naan CD ñu koy waxee sax ay alkaati yu civil lañ. yor yat di dóor nit ñi. mais loolu am na fi. Sénégal nag li ko yàq mooy ñun dañuy teg suñu bët dara gis ko jàkkaarloo moom ñu wax ñu ko ñu mel ne ñu tiit. mais am na fi. je suis désolé. li ñuy wax li raam ci ñag bi la jëm. am na fi mais te nag Thioro. gis nga Sénégal Senghor jiite na ko. pare jox Abdou Diouf. pare jox Abdoulaye Wade mu jox Macky Sall mu neex mu naqari dina jox keneen. mu neex mu naqari dina jox yeneen sénégalais ñu ñëw di gouverner. ku yabu nag nga préparer ju tout de suite. c'est-à-dire que tôt ou tard mu neex mu naqari. yàlla moo jagleel boppam nguur gu dul jeex. loolu su ma ko sañee sax ne yàlla def ci fiir ana ñoom Bokassa nguur gudul jeex ana ñoom Bokassa sori na ana ñoom Hosni Moubarak waaw Hosni Moubarak Ben Ali ana ñooñu Kadhafi ñoo pon voilà loolu laa lay wax ana ñooñu lenn rek la nguur mën a def mooy accepter volonté wu peuple c'est-à-dire que fexe ba nguur gi nin la ko joxe soo koy delloo nga delloo ko ni mu gënee. dama la jox ñaari exemple Abdou Diouf suñu mbokk moomu dina ñëw Sénégal gii
nekk fi ay fan wala weer bu ko neexee benn Sénégalais lijjanti wuñ ko xamuñ sax ba xam mi ngi fi intéressé wuñu Ablaye Wade buñ nee dina ñëw Sénégal gépp jóg ne Wade ngi ñëw lan moo tax am na lu tax wallaay parce que ni Ablaye Wade yeggee ci xolu Sénégalais yi Abdou Diouf yeggewu ko ci Abdou Diouf day ñëw Dakar dëgg la man am na benn séjour bu ma dajeeg moom méridien président boobu yàgg na ndeysaan ñu dugg ci mu pare ji dugg ci ascenseur bi géwél boobu daan way defe naa faatu na léegi moom rek la woo kooku dugg ci ascenseur bi ak moom waa ji di ko way ñoom ñaar ñu ànd Abdou Diouf intéressé wul Sénégalais yi mais imaginez Ablaye Wade génnoon fii te pourtant les mêmes Sénégalais ñoo fi xëy dimanche dem voté ji ne Ablaye Wade nañu abal doyal nañ ci moom sëkk bañ ko voté mu abal leen dimanche altine Ablaye Wade nekk seen xol c'est parce que am na lu tax am na lu tax donc président de la république lenn rek la lay dese mooy su jógee ci nguur gi mën a daagu ci Ndakaaru nu mu ko neexee fu mu romb ñu sargal ko mais loolu Senghor yàlla dimbali na ko ci Abdou Diouf yàlla dimbali na ko ci même si saful ñu bari Ablaye Wade yàlla dimbali na ko ci Macky Sall du nangu je l'espère pour lui nekk un président sénégalais boo xam ne dafay nekk dem ba lapp ci nguur gi naan mënatu fay jógee parce que bu fi jógee nangam ak nangam wurul nangoo nekk un président sénégalais boo xam ne dafay jógee du mën a tege tànkam ci réew mi. ak li mu fi am mukk daanaka ñee sax parce que dana cee gën a yey. gëm naa ne quand même. da lañ cee gën a yey dana cee gën a yey. moom mi Sénégal defar. voilà moom mi nga xam ne sénégalais Senghor ak Abdou Diouf ak Ablaye Wade tubaab yi leen defar jox ñu. mais Macky Sall Sénégal la ko defar. suñu école publique bi ñoo ko defar. mais politique bi dans tout ça suñu famille yi la bokk. Moustapha politique bi dans tout ça. parce que am na ci ñuy wax ne cible lañu ñoom François Mancabou Pape Mamadou Seck. parce que dañoo bokk ci parti bii di Pastef. am na ci loo xam ne nii xëy na seen mentor da koy fëgg dënnam di ko teg ci kaw président Macky Sall que moom mooy opposant radical bi nga xam ne moom mooy bu njiital réew mi. ñëpp bari di wax ne cible la pour tas li nga xam ne ni moom moo di xëy na parti boobee di bu Pastef. moo tax ñu bëgg a damm seeni laaf tax ñu jël ci ay nit gis nañu Amy Dia nañu ko jàppee mère de famille boobu loo gëm li ñu wax moo am wala mu amul. li ñu wax moo am boo dee seet. non jëru sonal sa bopp coono. wax dañ koy ñeme rek. wallaay gis nga soo xoolee déjà Sénégal bi ko Senghor jiitee dafa am ay parti yoo xam ne dañu nekkoon dans la clandestinité. il a fallu que Abdou Diouf ñëw au pouvoir ne jàkk jaa ngi noonu ku bëgg a noddal ñu parti yu bari ñëwaat dans la légalité mais parti yooyu bi ñu nekkee dans la clandestinité teewul woon ñuy continuer def seen i affaire di def seen ay journal ak def seen ay traag ak def seen ay affaire ak yooyu mais nekkuñu woon dans la légalité moo tax ñu doon wax des partis clandestins ñu nekk ci 2022 am benn parti bu tudd Pastef mu neex la mu naqari la am na lu mu indi ci politique gu Sénégal mu neex la mu naqari la ni gaa ñi doon defee politique ak ñoom ni ñuy defee bokkul et d'ailleurs loolu bokk na ci li leen jural problème parce que Cheikh Tidiane déglu bu baax li ma lay wax Sénégal dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom indépendance ba léegi ñoom rek ñoo war a politique ñoom rek ñoo war a gouverner Sénégal ba tax na bu amee beneen parti boo xam ne bokkul ak ñoom ni ñuy defee bokkuñu ay militants parce que ñi bokk Pastef ñëpp ñoom c'est pas des gens yoo xam ne dañu jógee ci parti ñëw dugg foofu c'est des gens yoo xam ne mosuñu bokk ci parti ñëw dugg ci benn parti ñooñu del déglu bu benn classe politique bi di wax ak ñooñu dañ naan waaw saaga yi am ci politique beeg léegi ñi dugg te bokkuñ ci woon ñoo ko waral mais moo jë kañ ngeen moom politique Sénégal kañ ngeen ko moom boo war a yaakaar ne politique moom dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a def am ñoo xam ne waruñu koo def del déglu baax discours yi souvent dañ naan way bi saaga yi bi mu amee yooyu mooy dafa am ñoo xam ne dañoo dugg ci politique bi te bokkuñ ci woon mais politique bi depuis quand la am ñoo xam ne dañ ko moom ba daan ñi ci wa bokk ñi ci bokkul donc à partir de cet instant là parti boobu ñu yaakaaroon ne c'est une farce mooy lan mooy parti boo xam ne xëy na ci réseaux sociaux yi lay nekk coow lee bari mais comme benn ballon lay def rek bu jógee ba kii rek day daanuwaat ñu jaal ci leneen on l'oublie parti boobu mel ne loolu safu ko ngay dem élection muy gën a yokk nga leen di sonal ñuy gën a bari yeneen parti yi di dégg ay militants yuy départ dem ñoom ñuy dégg ñuy ñëw bis boo xëyee xool ci village yi gën a sori ci Sénégal gis ñu fay samp ay cellules réew mi gone goo gis muy dem soo ko waxee mooy la Ousmane Sonko loolooy li am ci réew mi mooy dëgg nañ ko wax rek mu jeex
su waa Bennoo génnee bëgg a manifester bërki dem ci guddi am na ca Touba wala dem ci guddi fu ñu jaar nga dégg xale yi jóg naan leen Sonko mais parti bu mel noonu Coro mais état bu jàkkaarloog moom di nga jëm ci moom dara moo tax nga xëy fi benn bés ñu ne la benn samedi ci timis ñu ne gars yi ñi ngi def nemmeeku tour ña ngay commencé di am xaalis dajal nañ xaw ma ñaata ci millions 1h du matin 2h du matin ministre de l'intérieur génne communiqué ne benn parti amu fi droit di dajale xaalis bi jóge étranger suñ ko defee ñu tas ko. am na fa la am fa. am na fi. ñuy dox di dox ba mu jàgg loolu tasul parti ba ñu dem ba mu jàgg ñu ne léegi parti bi ay terroristes da cee nekk. ak ay forces occultes. waxuma sax li ñu accusé seen leader rek yëpp yooyu benn affaire la. mais ay terroristes da cee nekk ay forces occultes nangam ak nangam commencé di jàpp ci ñoom. Cheikh Tidiane ñu jàpp ci benn soxna booy tudd sànq muy Amidia. Amidia moom bañ ko jàppee yóbbu ko ne moom moo doon jox xaalis ñi doon kii ni ñu koy waxee sax ñun waxoon ne ñoo doon bëgg a def ay projet d'attentat. te ñu nekk extérieur ñoo ko doon yónnee. mais attends ku xam suñu parti yi maam bi na waj ne ma del préciser bi nekk pouvoir bokk ci parce que bi nekk pouvoir moom gafak ak réew mi la ñu jël di financer. mais suñu parti yii nga xam ne ay parti d'opposition lañ mais ñi ci ëpp ci ñoom la leen di dëgëral ci diaspora bi la jógee. Macky Sall APR li ko dëgëral ci diaspora bi la jógee financement ak leneen loolu mooy li am maintenant cette dame là bu ñu amee manifestation ay ñenn ci seen ay responsables yu nekk à l'étranger envoyé ko ne ko joxal diw mu jox diw ñu jàpp ko ne moom moo doon financé gars yi. financement bi ci foofu lañ toll. donc le chantier le projet li leer xaw ma waa Pastef xam nañ ko xaw ma xamuñu ko mais le projet le rêve ultime du gouvernement du pouvoir de Macky Sall mooy dem ba parti boobu dootul exister. mais nag dafa am loo xam ne moo mënoon a nekk sous Senghor te mënta nekk maintenant parce que ba fi Senghor di nekk benn télévision fi ne woon ak rajo télévision après la fi am sax d'ailleurs sénégalais yi dañ daan xaar journalistes yi di leen wax li xew ci réew mi bu Senghor dee wax ñëpp ñëw toog ne Senghor ay wax tey ñëpp tijji seen nopp di déglu mais léegi loolu amatul Macky Sall dana discours ba pare sénégalais yu bari yëguñu ne mi ngi doon wax dana def interview wax Sénégal yu bari yëguñu ne mi ngi doon xam lu ko waral mooy télé yi bari na rajo yi bari na réseaux sociaux yaa ngi fi tey imagineel woon ñu ne léegi comme Pastef daal enquête nañ def nañ lépp dafa am ay terroristes ak ay ñuy nangam ak nangam dañuy tas parti bi da nga tas jëmmi parti bi mais li nga xam ne mooy l'esprit l'état d'esprit bi ko doon dundee mais ñu baree bari ñoo ko yor di wër di dem te man je préfère un parti politique bu nekk dans la légalité di fonctionner am ay militants wam ay responsable am yoo xam ne ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur xam na leen xam ne kii moo jiite nangam ak nangam ñuy def seeni réunion ñu mën koo surveiller xam ko plutôt que parti buy fonctionner dans la clandestinité. clandestinité. lu ne la mën a jur. donc li nga wax dama ci d'accord ak yow. le projet ultime mooy parti boobu bañ a exister mais nag Sénégal nekkatul année 68 nekkatul 70 nekkatul année 80. on est en 2022. non en 1922 li ma wax barki démb ñu may TikTok di ma reetaan on est en 2022. 2022 mais jamonoy nouvelle technologie la. jamonoy réseaux sociaux la. jamonoy TikTok la jamonoy leneen ak leneen la am na yu mënoon a nekk. moment boobu mënta nekk moment bi tey ku yeewoon Senghor indi ko ne ko Sénégal gii léegi nii lay fonctionner. c'est pas possible. ñu daanelee ci beneen question. muy la presse dans tout ça. parce que démb man. am na benn presse mi ngi am ci réew mi. waaw doy na waar démb am na benn instant koo xam ne nii man xam naa ko li mu def ci presse bi. li mu def ci métier mi et tout man ci moom laa njëkk a yëgee que. François Mancabou dafa doon mbëkk miir bi. ba boppam toj. dafa mbëkk giri ba boppam toj. li ko dal yëpp moom moo ko teg boppam. maanaam man mu ko liiree sax damaa jooy. sama jëkkër mi ngi may seede damaa jàpp kii dafa bind ne diw dafa xaru est-ce que. comprendre na jabaru kooku toog na ci place kooku te moom muy jigéen en tant que journaliste laata procureur di génn yónni nañu ab journaliste bu jigéen mu toog ci page Facebook am bind lu ni mel li procureur bi wax na bind ci page Facebook am ba mu jeex nit ñi toog tam di seetaan loolu. te journaux yi génn démb kenn waxu ci. ay Cheikh Tidiane Thioro gis nga même bi ko procureur waxee ba pare. dama ne suñu autorités yi ñi nga xam ne ñoo am accès à la parole publique muy journaliste muy keneen ak keneen. war nañu xam réew mi ñu nekk Sénégal la tudd réew moo xam ne ay aji ngëm ñoo fi nekk. ay jullite ki chrétien ki leneen suñu diine yëpp am nu mu wax ci xaru. billaay
même bu fekkoon dañoo am preuve que ni waa ji dafa xaru li nga wax nii war nañ suturaal njabootam. même bu fekkoon dañoo am preuve dafa xaru war nañ suturaal njabootam. parce que ñun ñëpp xam nañ suñu diine yi lan la wax ci xaru. nin la ñuy protéger la vie humaine suñu diine yëpp ni ñuy protéger la vie humaine qu'à cela ne tienne. Coro gis nga dafa am loo xam ne man moom laa jàpp moo di ne journaliste li gën a sacré ci liggéeyam mooy traiter des faits xam nga ay faits mooy lan. mooy lii kaas la lii lañ ci teg ci kudd loolu c'est les faits. Les faits bala nga koy wax da nga koy vérifier maintenant nag suñu liggéey bi problème boobu la ñu am mooy ñun vérification defatuñ ko liñ doon jàngal école la règle de la triangulation am naa prof boo wax daa ma sax loolu doyul mën nga cee dolli leneen loolu amatul. léegi li am mooy ñun li Youssou Ndour wayoon te ma waxoon ko fii keroog mooy ñun ay lantinoor lañ. lantinoor mooy lan mooy da ngay jël diw wala leneen la neex sotti ci mu jàll. ñun gars yi dañuy sotti rek ñuy jàllale. ñun vérifié wuñ defuñu dara. loolu mooy suñu premier problème. suñu deuxième problème mooy on qualifie trop rapidement des choses yoo xam ne amuñ ci benn preuve. dama koy rappeler bërki dem benn journaliste tubaab laa dégg France 24 la nekk mu ne journaliste war na éviter di convertir trop vite la rumeur en information. c'est-à-dire que ñun dañuy fekk rumeur nga xam ne mooy li nga xam ne Fatou ak Coro buñ toogee fee mën nañ ko waxtaane parce que loolu c'est la rumeur. cette rumeur là ñun moom la ñuy jël toog ci plateau wu télé wala rajo wala sax la presse écrite bindu ko def ko information. une rumeur n'est pas de l'information et Djibo Leyti Ka daf doon wax ne yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana mu ne Sénégalais c'est des rumeurs-ivores. c'est-à-dire que ñun dañoo bëgg rumeur dañuy dunde rumeur ci rumeur rek la ñuy dox. dañuy gis Cheikh Tidiane ak Fatou ànd ñu dem ne ña ngay defi nangam. c'est une simple rumeur. yàq addunay doomu aadama ndax loolu. Pape Mamadou Seck mii laa la wax mais nee nañ fii c'est un redoutable kayit koo xam ne musul sàcc musul rey doomu aadama. musul agressé nit. musul mbéj nit musul dóor kenn amoo benn preuve que ni waa ji mas naa gaañ nit. ay mbokkam sax nee nañ bu tabaski jotee bu ñu ne koo kaay ren di xar mu lànk ñu ne kayit ñu ne redoutable kayit la. waaw kooku am ay doom yoo xam ne mën nañoo xool journal lire ko. am ay soxna yoo xam ne ñi ngi déglu rajo mën nañoo xool journal lire ko nga ne leen seen papa ji seen borom kër gii c'est un redoutable kayit. Coro bu ñuy jàngale journalisme ci école dafa am cours bu ñuy tuddee éthique et déontologie. di ko jàngal journalistes yi. c'est bien de l'apprendre mais xam la la ñu waroon jàngal journalistes sénégalais yi que ne fii ñu nekk fii Moustapha Diop toog di wax journaliste bii di ma seetaan nekk ci presse écrite di bind. ak ki ne ci rajo di wax na ko leer ne bu duggee ci bàmmeel dina expliquer wu. wallaay. c'est aussi simple que ça. mais tu penses que yàq deru doomu aadama yi nii gratuitement après day jàll quoi yàlla moom day fo après lim ñu wax du voilà. après on passe à autre chose. ah non non non. on va s'expliquer te man dama yaakaar ne suñu école journaliste dañ ci waroon di doole cours bu mel noonu di woo sëriñ daara yeeg ñu ne prêtre yeeg yooyu ñu ñëw ci école journaliste yi wax leen ne lii ngeen di bind di ko wax su ngeen deewee da ngeen koy layoo. wallaay parce que papay jàmbur nga traité ko de kayit te amoo ci benn preuve je suis désolé mais c'est pas du journalisme. xam nga Moustapha mag yi yi ñu jiitu ci presse yi dama ci wax rek ku ci mel ni Abdoulaye Dabo ak di wax ku mel ni. Tidiane nuyu bu baax waaw ma nga ci Guinée Conakry. voilà di nuyu tamit. grand ami de Walfadjri moom ak Jérôme Diouf. voilà est-ce que xam nga Jérôme y a pas une seule soirée bu mu dul envoyé message ci Walfadjri. man la gën a sonal. maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax Jérôme au passage ak grand Abdoulaye Dabo. waaye ak Tidiane Kassé dafa am benn wax souvent dañ koy wax. ak baaxum sama grand sama xarit. ñoom dañuy wax ne dañuy naan. journaliste jeune homme moom ñëpp jeune homme leen di wooye ma ne ko mais grand parce que c'est pas parce que yaa ñu mag que ñun ñëpp ay jeune homme lañ quand même dañu am jabar am soxna waaw ñoom kii ne xam nga Moussa ñoom ñëpp dañu am benn kàddu bu ma jàpp ci ñoom dañu naan journaliste bi bu liggéeyee le matin ba le soir ba dem ñibbi dafa war a toog xalaat man li ma liggéey def le film de la journée voilà man li ma liggéey ci journalisme lii ndax teg naa ko ci yoon wala teguma ko moom il faut nga quitte ak sa conscience xool ndax yow li ma def nii ndax da nga ko teg ci dëgg wala tegoo ko ci dëgg loolu mais ak yomb quand on parle du président de la République bu ñu wax ci Macky Sall
duñu wax ci Macky Sall dañuy wax ci président de la République du Sénégal. su ñuy wax ci Ousmane Sonko duñu wax ci Ousmane Sonko doomu diw ak diw ak diw dañuy wax ci Ousmane Sonko njiital Pastef. bu ñu wax ci Khalifa Sall duñu wax ci Khalifa Sall jëkkëru diw wala papay diw dañuy wax ci Khalifa Sall njiital taxawu Dakar et cetera et cetera et cetera. gis nga loolu boo ko defee mooy li nga xam ne moom moo ñu boole parce que li ñu Macky Sall ameel c'est pas de nous dire nii lay mënee vie privée mag nangam ak nangam suñu yoon newu ci mais li ñu ameel mooy président de la République du Sénégal tant que mi ngi nekk président de la République du Sénégal dañuy am droit di wax ci ni muy yore suñu réew point final. gis nga boo àggee sa kër tëdd da ngay nelaw ba yandoor parce que duggoo ci loo war a dugg mais léegi li am mooy bu ñu xëyee suba ba ngoon on est dans la vie privée des gens te man Fatou baal ma rek te man dama dem ci réew moo xam ne seen indépendance kenn reconnaître ko muy Somaliland ma toog di waxtaan ak kenn ci seen conseiller ministre affaires étrangères comme sénégalais dafa bëgg boppam ñun yaakaar na ñoo raw ñëpp ma commencé di ko théorie naan ko la presse au Sénégal la liberté d'expression ñun suñu président lu ñu neex la ñuy wax nangam ak nangam mu ne ma Moustapha ñun suñu réew mi ma ne ko mu ne ma ñu dañuy defar suñu loi boo xam ne homme politique journaliste koo manti doon may ñu la ngay wax sur la vie personnelle des gens la vie privée des gens soo ci waxee dañ la yóbbu ci yoon ñoom foofu lañ toll loolu na am waay mais ñun lenn rek moom moo lay lenn rek ngay wax ñu teg la ci yoon mooy nga wax sur la vie privée du président de la République dañ lay teg ci yoon ku weddi nga laaj sëñ Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mais boo waxee ci vie privée Ousmane Sonko garaawul boo saagaa Ndeye Khalifa Sall garaawul boo saagaa Déthié Fall garaawul boo saagaa sax sëriñ si ci réew mi garaawul ndombal tànk gën leneen garaawul taxaw voilà mais nag président moom garaaw na Fatou Aïcha dans quelques secondes xaalis rek moom mooy waral loolu moo ternir li nga xamante ne mooy journaliste profession journaliste en ce moment parce que n'importe qui peut être journaliste maintenant mais lan la bu fekkee da ngay wut buzz forcément boo waree traiter sujet bu intéressant sax nga ne su ma ko defee peut-être ça ne va pas intéresser personne dans intéressé wu ci lii loolu tamit bokk na ci moo tax tout le monde est devenu journaliste léegi da ngay yore sa portable tout partout li ñu fiy gis professionnalisme zéro donc mën nañoo def n'importe quoi te moo fi am war nañ ko réguler Fatou xam nga ñi nga xam ne ñi nga naan tout le monde est devenu journaliste man parfois dama naan man awma lu may wax ñi nga xam ne peut-être dañu yor seen benn chaîne YouTube wala seen site internet je ne sais pas di wax lu leen neex man awma problème ak ñooñu mais li ma comprendre mooy les journalistes formés à bonne école man ko xam seen métier jàng ko mën ko xam règle yëpp nekk fa ñukk dem bi def leen neex yàlla à côté c'est ça le problème bi nekk xam nga moi je vois na ma yàlla baal man tout le temps je suis sur le téléphone di xool réseau damay tomber ci lu bari parfois sax ma gis benn waay wala benn jigéen di interviewer nit damay reetaan bay bëgg a dee même si li muy wax dafa grave parce que damay jàpp ne simplement ni kii li muy wax da koo xamul rek mais bu xamoon dina xam ne kenn du waxee nii mais da ngay gis koo xam ne moo ma dàq jàng fuuf gën maa xam métier bi fuuf xam règle yi man ma koo jàngal ne ko fii ñukk dem di def li ko neex c'est ça le vrai problème en réalité mais ñi yor seen kii di wër di wax lu leen neex mais loolu yëpp ñu tëjee fii dignité bokk na ci parce que booy xaar sax sa diggante ak sunu borom xëy na am na lu la war ci àdduna bii nga toog nit xool la nit accim wala sa doom génn nit xool ko ne ko accim donc il faut aussi ñuy sóoraale loolu en tant que journaliste en tant que politicien lu mu mënti doon ngay sóoraale sa diggante ak ñi nga xam ne yow da nga am diggante boobu da nga fa war a wane sa dignité déjà da nga war a wane nit ki nga doon ak foi bi nga am ci sa biir xol ak sa gëm-gëm waaw donc loolu soo ko ñàkkee aussi xëy na jàll nga à côté te foofu lañu toll muy ci métier yëpp Abdoulaye Ndiaga Sylla daf doon wax ne te Moustapha nga baal ma ñi war a wax suñu noppee wax ñi warta wax ñooy wax te duñ ko waxee comme niñ ko war a waxee ndax ñi ko war a wax niñ ko war a waxee waxatuñu moo fi indi ñii di taal seeni ay live di saaga ñii di wax lee ñii di joxe ay information la parce que ñi war a wax waxatuñu parce que tey ñu bari ragal nañ bon enfin du ma ne ragal mais dañ naan jaraluma may wax ñu may saaga te bu ñu àggee foofu rek ça devient très grave parce que dañuy dafa am benn terreur bu ñuy teg ci kaw ñi nga xam ne ñoo war a wax pour que nit ñi yeewu beneen bi mooy Abdoulaye Ndiaga Sylla daf ñu doon wax ne soo bindee un article de presse loolu journaliste yëpp lañ ko wax ba pare ki ngay waxal dindil turam rek nga def sa turu papa nga xool ba xam lii war nga ko wax wala déet dëgg la
vraiment. tey jii Pape Mamadou Seck mii xëy na def na xaw ma xëy na deful man duma ko waatal mën naa joxe son profil wax ne gëw ma ne li ñu koy wax moo ko def gëw ma mais def na ko mu def ko mënuma ko waat parce que nekkuma ci dossier bi bokkuma ci seen parti xaw ma nu ñuy organiser woo j'en sais vraiment rien du tout mais damay xalaat rek ma ne su ma nekkee doomam war a toll ci jàng école war a dem école gis journaux yi gis ñu def sama photo papa fàng bind ne c'est un redoutable kayit mu leer ma ne papa ji jëndal ma vélo démb wala ay jouets yu muy joué melul nii est-ce que élève boobu dina am courage continuer dem école soo defu nag day wàññeeku ñibbi am na benn film buy daw temps yi ci benn chaîne bu jigéen ñi bëgg lool Novelas Novelas du une famille pas si parfaite pas si parfaite waa ji journaliste la waaw yéen ñi soo xoolee non wax naa ko fi petit déj xaaral wax naa ko fi petit déj expliqué naa gis nga film boobu pour ñun journalistes yi dañ ko waxat di seetaan gis nga waa ji boo xoolee journaliste la vedette de la télé voilà ñëpp bëgg ko mais soo xoolee son travail impact bi muy am sur ses enfants et sa famille da nga naan ñun on doit faire attention ci suñu doom yi voilà parce que li ñuy def nii di ko wax dafa am impact bu extraordinaire bu garaaw boo xam ne dafay dal ci suñu doom yi directement parce que xale yi léegi coro sa doom ak sama doom a ci yam c'est des enfants très intelligents yoo xam ne ils regardent la télé di xool réseaux sociaux yi di dem école ñu leen di waxtaan et tout man bañ naa ko ba j'évite très souvent di dem sama école doom nu ñu koy waxee sax camarade di ma gis parce que finalement bu yàggee dañ naan doomu diw mais c'est une réalité au Sénégal et loolu on doit faire très attention à ça ñun journalistes yi nga xam ne ñun ñooy wax ci suñu bopp d'abord mais ñi ñuy waxal muy homme politique beeg di keneen ak keneen parce que ñooñu dañu am njaboot c'est vrai dañu am njaboot man daal li ma d'accord mooy ku ñu dénk suñu gafaka nga yore ko wax dëgg yàlla dinañ wax ci ni nga ko yore ku ñu fi jàpp ci Sénégal ngay def ay faux billets wax dëgg yàlla dinañ wax ci faux billets yi ku ñu fekk sa kër lu jege milliards ñu ne sàcc nañ ko mënuñ cee bañ a wax mais la ngay def nag dans ta vie privée ak yaag say soxna ak say doom ak yooyu moom sama yoon new ci lijjantiwuma ko parce que leer na ma ne maa la yées macha allah vie privée moom vraiment war nañ ko mën a bàyyi journaliste bi koy wax déjà moom il a sa vie privée donc pourquoi s'immiscer dans la vie privée d'autrui dëgg la Moustapha jaajëfal nañ la maa ngi lay jaajëfal nag macha allah liggéey bi rafetati na comme ni ñu koy waxee à chaque fois ma wax la sama naqar doo nga dem waaye ji tortionnaire la ah bon parce que nee naa ko démb man damaa soj waaw boole ceeg ba campagne bi tijjee ba léegi minuit 23h fii la may fekk mënumaa ñëw petit déj mais ma di nga ñëw par force te pourtant nag loolu tortionnaire la buñ la xoolee nii sa kenn du gis ci yow waaw macha allah te niñ koy waxee macha allah yal na la yàlla jàppale bàyyi ma yóbbante waat ko mooy lan waaye doo bàyyi bàyyi ma yóbbante waat ko yàlla jàppale bàyyi ma yóbbante waat ko ci Moustapha directeur rek que Moustapha chroniqueur a bien travaillé wax naa ko démb daal te leer na campagne moom day metti waaw parce que dañuy guddee jóge fii wallaay voilà mais bon dinañ jéem. waaw incha allah nañ jéem rek. incha allah macha allah merci beaucoup. jaajëfal nañu Moustapha Diop bu baax a baax ci rubrique actualité donc dañuy dem jubali directement daal di jëli sunu rubrique sport ak Cheikh Tidiane Gomis.